am na yeneen xeetu mbindeef yu fi jaar avant nit c'est vrai yu niroog nit te duñu nit am na yeneen xeetu mbindeef yu ñu xam ak yu ñu xamul ba léegi découvrir guñ li fi mas a jaar lépp ci ay créatures ak ay mbindeef xamuñu nu mu toll. yàlla nee na bind naa lu ngeen xamul. lu dul jeex. yaxluqu maa laa ta'lamuun. lu bare luñ dul xam jamais am na ci loo xamante ni si bàyyiwuñu ay traces te mënuñu ko xam bàyyiwuñu ay traces biologiques. comme les djinns. waaw ce qu'elle ne comprend pas c'est ça benn détail bu ndaw la boo xam ni dafay sonal les scientifiques parce que c'est toujours des traces biologiques. ci benn existence benn être bu mën a doon. alors que les djinns duñ bàyyi ay traces biologiques. parce que jinne bu deewee dafay décomposé wu lépp nekkaat liquide benn tax benn niin moo fay des. du bàyyi trace. yaxi jinne mosoo koo gis ñu ne kii yaxi jinne. waaw loolu de waaw. mosoo koo dégg mosuma ko dégg de mosuma ko gis itam. doo gis fenn ñu ne bàmmeelu jinne la fii jinne lañ fi suul jinne bu deewee kenn du ko suul dañ koy teg fenn mu décomposé wu en quelques minutes mu décomposé seey comme glace boo teg fenn. muy seey ba nekk ndox ba disparaître nga gis tooy bi nga xam ne fii glace fi nekkoon jinne noonu la mel niin moo fay des. parce que bindee wuñ ko matière solide mais matière gazeuse lañ ko bindee. est-ce que. jinde ñun dañoo bindee matière solide ban. waaw xal insaan min salsaalin min hamaa'in masnuun. kon ñun ban la ñu bindee bu nit. mais jinde nag xal jaana min maarijin. min naar waaw. donc kon moom gaz lañ ko bindee. c'est-à-dire maarijin min naar c'est l'hydrogène. vous pouvez dire que c'est l'hydrogène. donc ñun tàngaayu safara lan moo tax tàngaay yàlla waxul safara de. tàngaayu safara la wax ci laa bind jinne tàngaay bi. la chaleur c'est l'hydrogène en fusion. bu la neexee. donc c'est des particules de gaz c'est des molécules de gaz moom moo composé moo tax jinne am capacité wu mën a évaporer mën a disparaître mën a seey mën a jaar ci ay colistras mën a dem. absolument moo tax bu dee noonu lay décomposé wu parce que du matière solide matière gazeuse la. tey nag ni ma ubbee xam naa jaaxal na leen ki ma dalal moo ko waral ak ki ñu war a waxtaanee parce que ki ñu war a waxtaanee moo nekk au centre de tout ki ñu war a waxtaanee moo waral lépp. ki ñu war a waxtaanee mooy le représentant de Dieu sur terre parce que moom la yàlla waxoon ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa kon tey nit la ñu war a waxtaanee kan muy nit avant nit lan moo fi amoon ki ma dalal nag mën cee wax mën cee yaatal mën leen ci indi loo xam ne lu kenn dul dindi la muy professeur El Hadj Madiama Fall professeur maa ngi lay nuyu di la ziar te di la dalal ci télévision Futurs Médias ci émission nekkin. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu. téléspectateurs ak internautes yi sur émission nekkin n'est-ce pas di nuyu sénégalais yi ñuy suivre yëpp partout dans le monde di leen wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf professeur tey fi ma bëgg a ubbee parce que am na question sax boo xam ne moom la war a jiital mais dafa am lu ma bëgg a ubbee ñu évacuer question boobu dafa am ñett yoo xam ni dama ci ne di ci liggéey di ci xalaat mooy la différence entre xel xol ak ruux moo ñu ci doon dikkal lan nga ñu ciy indil waaw xel composant wu ñett yooyu la xel composant wu ñett yooyu la xel quand tu dis xel tout simplement c'est la pensée. waaw la pensée c'est juste réaction wu ñett yooyu la. nafs ak ruux moo existé. xol existé wul en quelque sorte c'est juste le témoin de ces deux. xol mooy fi ñaar yooyu di manifester woo seen divergence seeni sentiment seeni ressent seen connaissance lépp ruux ak nafs ñi ngi manifester seeni sensation ci xol donc xol dafa nekk benn genre réceptacle benn genre encore témoin boo xamante ni si fa la nit di manifester léppam. xol ci xol. xolay bëgg. non ruux ak nafs mooy bëgg. xol boo ko débranché woon teg ko fële jël beneen xol montel la ko li nga bëggoon ngay bëgg ñi nga bëggoon ngay bëgg du changé parce que bu ñu dindi woon sa xol tegal la ko fële jël xolu beneen waaye montel la ko greffé le cœur. waaw doo bëgg li waajooju bëggoon mais li nga bëggoon ngay bëgg sa doom yi nga bëggoon ñoom ngay continuer di leen bëgg. sa jabar bi nga bëggoon moom ngay bëgg. kon xol du bëgg. non du xol bi nii morceau de chair boobu la quoi mais seen nafs la ak ruux mais seulement foofu la ñuy manifester seen réaction moo tax foofu nga koy yëgee moo tax ci sa xol ngay bëggee sa jabar sa xol ngay bëggee yàlla. te ñaar yooyu warul ànd. waaw pourtant yaa ngi bëgg yàlla ci sa xol yaa ngi bëgg sa jabar yaa ngi bëgg sa doom yaa ngi bëgg alal lépp ci sa xol. lu mën a expliquer loolu. très bien parce que nit en réalité ñaari énergie yooyu rek la c'est des énergies on peut pas parler de ruux ak nafs parce que mënoo ko expliquer ni molécule telle la wala
si c'est biologique nga ni wala particule telle la wala nangam on ne peut pas l'expliquer. waaye saa lu ñu ko ni ruux qul ruux min amri rabbi. min amri rabbi ça veut dire tout simplement. absolument mooy mënoo ko quantifier mënoo koo démontrer scientifiquement ni ruux lan la. mais tu peux dire tout simplement énergie la. énergie boobu nag mooy li nga xam ni mooy la connaissance moom mooy le vivant ruux bi mooy partie bi nga xam ne mooy le vivant réellement le vrai vie. mooy ruux moom moo tukkee ci yàlla. mais lu neutre la te moom moo mën a xam yàlla indi ñu beneen ruux bu la neexee nga tuddee ko noonu. wala beneen énergie enveloppé ko ruux bu tudd nafs boobu moo lay permettre nga mën a bëgg àddina mën a bëgg sa jabar mën a bëgg sa doom mën a bëgg oto mën a bëgg ay kër ay tool ay nag maanaam koom-koomu àdduna bànneexu àdduna plaisir u bakkan moo tax ñuy wax plaisir u bakkan parce que plaisir u bakkan mooy plaisir u nafs waaye plaisir u yàlla du plaisir u bakkan xam nga bànneexu bëgg yàlla du bànneexu bëgg bakkan. waaw bànneex bi ngay am ci bëgg yàlla bokkut ak bànneex bi ngay am ci say tool ak ci say nag. donc c'est différent. li plaisir u nafs la li plaisir u ruux la donc plaisir u ruux nag mënul bànneexoo yooyu moom mënul am ay tool ak ay kër ak ay doom ak ay oto ak yooyu moom mënu ci am plaisir ruux parce que xamu ko daf ko ignorer totalement. lu ko jox plaisir. moom leeru yàlla. alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub loolu benn partie la ci rek. waaw benn partie la ci c'est beaucoup plus voilà c'est beaucoup plus vaste que ça. ruux boo gisee malaaka mënul bëgg yi nga bëgg xamul luy plaisir u doom ak ay tool ak ay nag ak ay oto ak ay kër ak ay avion xaalis moom xamul loolu parce que amul nafs tout simplement moom ruux kese la. mais boo gisee rab ñuy wax ni rab maanaam xamul passion bu bëgg yàlla lu ay exception parfois yu yàlla def. rab bu bëgg yàlla xamul loolu moom plaisir bakkan rek bëgg lekk naan say nelaw. tëdd nelaw lekk naan sëy plaisir bakkan rek la xam parce que moom application wu ruux boobu nga xam mooy tax mu bëgg yàlla amu ko nit nag yàlla daf ko jox les deux mu composé ko moo tax moom mën na bëgg yàlla mën na bëgg jabaram mooy mën na bëgg ay plaisir bakkan ba pare mën na bëgg yàlla en même temps donc ñaari énergie yooyu bii mooy ruux bi mooy naf moo ko enveloppé nafs boobu nag mooy interpréter ruux bi les informations yi nga xam ne mooy tukkee à l'extérieur c'est-à-dire li ngay gis li ngay environnement bi la wër contact bi ngay am avec la nature ci yi ngay bëgg tool yi xool dara ni oh c'est très joli nga bëgg ci dégg dara son bi neex na parfum bi xeeñ oh c'est bon information yi ni muy egg ci sa ruux nafs bi moo koy interpréter ruux bi pour que nga mën ko yëg mais sinon doo ko mën a yëg ruux bi mënul am contact direct avec ça donc c'est ça mooy ñaar yooyu dañoo associé ñoom ñaar nag dafa am ñaari fil conducteur yu tukkee ci ñoom ñëw ci cerveau bi ci cerveau central bi ci air yi nga xamante ni si moo yor la coordination et la cognition des émotions comme l'hippocampe le reste préfrontal am fa ay cellules yu ñuy wax les récepteurs yooyu ñooy capter les informations yi nga xam mooy tukkee ci nafsu nit ki bu ko defee moom moo koy wàccee ci sirri mu jaar ci ñaari nerfs yooyu muy wax ñaari les deux nœuds de contraction des parois du cœur muy ñaari nœuds yooyu nga xam ñoo nekk ci xol bi mooy tax xol bi di pomper bii moo ngi jógee ci ruux bi bii jógee ci nafsi bi ñoom ñaari ñuy balancer seeni décharge électrique tëf cœur bi commence naan pëk commence di pomper nga am ñaari sentiment moom la ñuy wax les deux nœuds de contraction des parois du cœur ñoom ñooy tax cœur bi di pomper di décompressé wu di def nii di jëg moo tax xol du pomper wul nii mais nii lay pomper pëk day weñu moo tax mu tudd xalb parce que dafay weñu ni muy weñoo na nag ñaar yooyu ñoo koy def ay décharge la yoo xamante ni si mooy sentiment ak satisfaction connaissance yi nga xam ne mu ngi tukkee ci sa ruux wala ci sa nafs macha allah donc c'est ça l'être humain en quelque sorte jërëjëf am na solo mi ngi noonu ni ñu ubbee xam nga ni kon annoncé na ni émission bi dina ala dawme comme ni ko Serigne Mansour Sy borom daara ñu doon waxee tey nag ki ñu war a waxtaanee mooy nit waaye laata nit di ñëw ci àdduna am na ñu fi nekkoon wala am na lu fi nekkoon. tout à fait wala nit moo fi njëkk a nekk. non nit yi bërki démb la fi ñëw démb. démb la fi ñëw. waaye démb. am na lu ko jiitu. su fekkoon ne tey jii dama naan la 1 an la. waaw dama la nit mi ngi ñëw yaa juste une seconde. mais professeur li nga wax ni maanaam bu fekkoon ni 1 an la nit. bu fekkoon ne àddina bi 1 an la am. waaw dama naan la nit bi mu ñëwee léegi benn seconde la. luy expliquer loolu. voilà la Terre existe depuis quand. la planète Terre suuf si ci boppam depuis kañ la fi nekk depuis 4 milliards d'années 600 millions mais nit moom depuis kañ la fi ñëw depuis 10 000 ans bon comme nous on a l'habitude de vous le dire l'évolution des espèces quand on était des babouins ou des macaques waaw sunu maam yi ay golo la ñu woon ay chimpanzés nga gën woon je ne sais quoi puisque vous voulez c'est n'importe quoi non parce que xam nga seytaane pour vous insulter pour insister la civilisation humaine daf leen di gëmloo ni ay golo ngeen woon et nous on est fiers de ça
oui bi ñuy nekk am ay golo l'évolution des espèces ay macaques la ñu woon je ne sais pas des babouins avec ou sans queue en tout cas bi ñuy nekk ay golo l'évolution on a évolué non c'est une insulte à la civilisation humaine moo xam ne seytaan daf leen ko saaga nit musul nekk golo nit musul nekk lu dul nit la mës a nekk nit la mës a nekk am na yeneen xeetu mbindeef yu fi jaar avant nit c'est vrai yu niroog nit te du ñu nit am na yeneen xeetu mbindeef yu ñu xam ak yu ñu xamul ba léegi découvrir guñ li fi mas a jaar lépp ci ay créatures ak ay mbindeef xamuñu nu mu toll. yàlla nee na bind naa lu ngeen xamul. lu dul jeex. yaxluqu maa laa ta'lamuun. lu bare luñ dul xam jamais am na ci loo xamante ni si bàyyiwuñu ay traces te mënuñu ko xam bàyyiwuñu ay traces biologiques. comme les djinns. waaw ce qu'elle ne comprend pas c'est ça benn détail bu ndaw la boo xam ni dafay sonal les scientifiques parce qu'ils cherchent toujours des traces biologiques. ci benn existence benn être bu mën a doon. alors que les djinns duñ bàyyi ay traces biologiques parce que jinne bu deewee dafay décomposé wu lépp nekkaat liquide benn tax benn niin moo fay des. du bàyyi trace. yaxi jinne mosoo koo gis ñu ne kii yaxi jinne. waaw loolu de waaw. mosoo koo dégg. mosuma ko dégg de mosuma ko gis itam. doo gis fenn ñu ne bàmmeelu jinne la fii jinne lañ fi suul jinne bu deewee kenn du ko suul dañ koy teg fenn mu décomposé wu en quelques minutes mu décomposé c'est comme glace boo teg fenn. muy seey ba nekk ndox ba disparaître nga gis tooy bi nga xam ne fii glace fi nekkoon jinne noonu la mel niin moo fay des. parce que bindee wuñ ko matière solide mais matière gazeuse lañ ko bindee. est-ce que. jinne ñun dañoo bindee matière solide ban. waaw xal insaan min salsaalin min hamaa'in masnuun. kon ñun ban la ñu bindee bu nit. mais jinne nag xal jaana min maarijin. min naar waaw donc kon moom gaz lañ ko bindee. c'est-à-dire maarijin min naar c'est l'hydrogène. vous pouvez dire que c'est l'hydrogène. donc ñun tàngaayu safara lan moo tax tàngaay yàlla waxul safara de tàngaayu safara la wax ci laa bind jinne tàngaay bi. la chaleur c'est l'hydrogène en fusion. bu la neexee. donc c'est des particules de gaz c'est des molécules de gaz moom moo composé moo tax jinne am capacité wu mën a évaporer mën a disparaître mën a seey mën a jaar ci ay colistrat mën a dem. absolument moo tax bu dee noonu lay décomposé wu parce que du matière solide matière gazeuse la. là c'est clair alors que des jinne des générations de jinne jaar nañ fi def lu nekk. donc ce n'est pas ça donc la vie de l'être humain mi ngi commencé ñun biir doomu aadama mi ngi commencé il y a juste 10 000 ans. quand on yi lay jéem a indil noonu ak ay l'homme sapien ak l'homme cro-magnon l'homme des cavernes ak nangam sangam Lucie jusqu'à présent c'est du n'importe quoi. il existe des créatures yu mel noonu yu fi jaarul peut-être une bonne partie ci li ñu gis. mais ça ne veut pas dire qu'ils sont amuñu ak ñoom benn lien. bokkuñu ak ñoom dara nous n'avons rien ak ñoom. mën nañ ñiroo génétiquement. quelque part am nañu ay ressemblances ci suñu génétique. mais c'est normal. parce que yàlla même forme création bi rek la créé. bépp être vivant dafay am ay gènes. boo ko xoolee rab yëpp ak nit am na lu ñu ci génétiquement am na lu ñu bokk. c'est normal c'est naturel parce que formule boobu la yàlla di liggéey. mais toujours am na ay différences te benn différence bu ndaw rek ci gène dafay nekk lu vaste. waxatuma la ak ay pourcentage de différence yu bëree bëri ay 5% 7% de différence. donc là c'est énorme. Là c'est clair. donc yàlla bind na la planète Terre il y a 4 milliards d'années 600 millions nit amul. pendant 4 milliards d'années 600 millions. waaw addina bi ngi existé doomu aadama amagul. adduna mi ngi dox di existé. jant baa ngi fenk di so géej gi di buur garab yi sax. subhanahu wa ta'ala ngelaw liy dem. picc yi di naaw rab yi dox pendant 4 milliards d'années. te nit amul. yàlla bàyyi noonu mbir yi rek. te pourtant programme bi ñun la. mais professeur li nga xam ne dafa kawe maanaam 4 milliards d'années. tout à fait loolu lépp am nit amul te pourtant finalité bi pour ñun la. parce que yàlla amul ci moom lu rëy lu yàgg amul lu rëy ci moom amul lu yàgg ci moom amul lu gaaw ci moom le temps amul ci yàlla impact. parce que c'est lui-même qui produit mooy créer le temps. c'est lui qui fait écouler le temps si vraiment cet écoulement existe. comme on a l'habitude de le dire que le temps ne s'écoule pas. Oui. bah ça c'est autre chose. waaw. l'écoulement du temps est une illusion. illusion la. mais d'après beaucoup de scientifiques en tout cas. le temps il y a un flux de présent. il y a qu'un flux de présent. un flux de présent veut dire. que le passé mi ngi fa toujours. waaw le futur mi ngi sunu kanam. waaw mais il y a un flux de présent rien ne se crée comme on dit rien ne se crée rien ne se perd mais le temps aussi li nga dundoon passé ko nekkul ni dafa fi jógee mais mi ngi fi mais yaa ko romb c'est-à-dire dafa mel ni Einstein dafa ni nga yëg si benn train. waaw. nee na yow mi nekk ci train bi. waaw yow yaay vivre le temps.
yow yaay parcourir le temps. mais ce n'est pas le temps moom moo lay parcourir. yow mii ci terrain bi. waaw yow yaay parcourir le temps. mais c'est pas le temps. c'est pas le temps elle-même. waaw yow yaa ngi jógee départ Dakar. waaw. train bi départ. waaw nga toog ci biir train bi toll nga Dakar di gis kër yi Dakar di dund Dakar. waaw ba si ak ngeen génn Dakar jeex ngeen dugg Thiès. waaw léegi Dakar jógewu fa ma nga fa toujours ah. waaw Dakar da nga fa de. ma nga fa ba léegi. waaw déedéet mais yow yaa fa nekkatul yow léegi Dakar c'est du passé ci yow. mais passé wul. tu comprends maintenant. waaw maa ngi léegi Thiès nga toll. waaw bi nga ñëwee ba Thiès ngay dund Thiès ba tolloog Thiès ba génn Thiès après Thiès nekk du passé. waaye ci fa ngay bàyyi Thiès moom. voilà mais Saint-Louis c'est le futur. et nga góob fa yaa ngi dem. absolument. donc le futur est déjà là-bas. Wow. Le passé reste toujours là où il était. C'est pourquoi on parle de flux de présent. Donc il y a un présent comme ça, mais le temps ne s'écoule pas. Donc elle est relatif. L'écoulement du temps est une illusion. D'après Thibault d'abord. kon gars yi li ñuy wax temps ak espace. am na benn bindkat bi doon xam ne au temps suspend ton vol. Ah oui, ça c'est des poèmes, c'est pas absolument, ça c'est clair. Oui. Pourquoi il s'exprime comme ça. Absolument. Mais de toute façon, ça c'est autre chose. lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a. la ñu war a lijjanti la daal. lijjantiwaat la. loolu moom dinañ ci ñëw incha allah si borom xam-xam yu baax a baax. absolument voilà absolument léegi kon yàlla projet bi pour nit la. parce que waxoon na. malaaka yi ñu leen am naa benn projet. waay. bu mu war a indi ci kaw suuf. waay indi jaaroon fil ardi. xalifa. te mu war a nekk nit. mais nit boobu laata muy nekk nit am na fu mu déparé. très bien. waaw. xam nga yàlla mi ngi débuter la création à partir de l'eau te du loolu la wax. waaw ndox. waaw. te du yàlla la wax loolu ni la ci ndox laa créé. waaw lépp luy bind. xalaqa kulla daabatin min maa. waaw. fa minhum man yamshi ala batni. wa minhum man yamshi ala rijlayni. et c'est là que vous avez l'évolution. mais c'est pas nous les humains. am na ñoo xam bu ñuy dox dañuy seen biir yi tëdd. waaw ñii di dox seen tànk yi. du doon ne am na ñoo xam. waaw da nga naan dañoo débuté ci watatu. dañoo débuté ci watatu. watatu waaw noonu la waxee quoi mais noonu nga koy déggee. waaw. wa minhum man yamshi ala batni. waaw wa minhum am na ci yuy. watatu waaw ba si yàgg am na ci yuy dox ñaari tànk. mais professeur loolu amul ci rab yi am na ñuy doxee noonu. mais effectivement am na. waaw mais évolution boobu sur les animaux moo am. mais pas sur les êtres humains parce que à partir des océans. mais aaya boobu laa yàlla kon aaya boobu tekkiwul ni kon animaux yi nga xam ne dañuy doxee seen biir ci lañ bokk kon ñoom kon fii nit la évolution doomu aadama bi la. déedéet évolution rab yi. waaw rab yi ngay gis ci kaw suuf si. waaw ci biir géej gi lañ jógee en quelque sorte di évoluer ba mel ni ñu mel. kon donc laa bu la neexee. nga jëlee verset bi noonu. fa minhum man yamshi ala batni. am na ci luy watatu. ba mujj gi muy dox ñaari tànk. ba mujj gi muy dox ñeeri tànk. waaw est-ce que gis nga. c'est une évolution. waaw. voilà donc parce que les premiers animaux yi nga xam ñoo njëkk a dund sur la terre ci biir géej gi lañ génne dans les océans parce que yàlla ci ndox la wax ne la fa la ko defaree te du yàlla moo la ko wax. ci biir ndox laa defar lépp luy dund. lépp tout être vivant ci ndox laa ko créé. et puis après bi yàlla defaree planète terre bi ba pare mu durer ce qu'on appelle le Aden. Aden c'est la création, c'est la formation de la planète. A duré 600 millions pour d'autres 200 millions d'années. 200 millions d'années la yàlla nekk di créer benn agglomération di créer la planète Terre benn proton planète après mu nekk benn planète. La Terre nekk suuf. di lëmasu di absorber les poussières yi nekk dans l'espace di ko lëmas ci kawam moo la wax par agglomération boobu di lëmas di tourner pendant 600 millions d'années wala 200 millions d'années soo ko nekk nag benn boule de terre. soo ko nekk benn suuf mais y a absolument rien d'autre tàng jër magma yi bëri am ay volcan muy jël temps pour que ça refroidisse mu commence di benn refroidissement di refroidir. Après des millions d'années. waaw mu commencé nag amul géej amul garab. waaw amul gàncax. amul dex amul dara absolument rien y avait que des roches suuf moo fi nekk ak ay xeer amul leneen il va falloir que yàlla créer donc ndox pour mën a créer mbindeef buy dund. atmosphère bi formé gul bu baax. il y avait que du carbone beaucoup de carbone et les 7 couches de la terre dajaloo guñu ñi ngi nekk ay nuages doon di traîner. formé guñu. kon donc les particules chargées dañuy ñëw ci kaw suuf si directement c'est-à-dire les vents solaires jant bi daf ñuy balancer ay particules chargées yoo xam ni bu fi dara nekkoon loolu daf lay rey déjà mënoo fi dund. température yi dafay yéeg de kawe. doo fi mën a dund donc amul oxygène booy respirer doo fi mën a dund. amul ndox mooy naan doo fi mën a dund amul garab gooy meññati ko di lekk doo fi mën a dund dara mënu fi dund dara. yàlla commencé donc ce qu'il va falloir faire mooy d'abord ma créer géej en même temps nettoyer suuf si parce que suuf si boobu dafa fees ak ay acides ak ay toxicité yu ci nekk. yàllaa ngi préparer nit fi mu war a dëkk. waaye mu génnee les océans ci biir suuf si
géej gi di ball di dajaloo di raxas suuf si di ko balayee di ko dajale ba nekk benn temps mu nekk creux yi points yi nga xam ne ñoo nekk les points les plus bas mu nekk yooyu ne former les océans. mu des tuuti li nga xam ne moom mooy suuf si foofu géej gi nekk fi géej gi dafa dem ba enveloppé àddina bi yëpp. géej gi raxas ko loolu la ñuy wax planète boule de neige. il fut de un moment àddina bi yëpp océan la woon. les terres n'existaient pas encore. il n'y a pas de continent lépp géej la. continent amul. benn continent amul. après la commencé apparaître benn continent génn déplié wu ba nekk benn super continent mu soog a divisé wu créer les 5 continents mais ci biir noonu ni géej gi créé woo. waaw mu nekk nag ci biir géej gi pendant 2 milliards d'années yoo xam ne yàlla mi ngi commencé di liggéey léegi lan lay bindee luy dund li mu njëkk a créé c'est quoi. waaw lan la. c'est des micro-organismes des unicellulaires c'est-à-dire des bactéries ba yoo xamante ni si cellule unique la mais c'était des procaryotes les procaryotes c'est mooy yi nga xamante ni si cellules yi nga xam ni seen bopp la ñuy dundee. parce que amul lu ñuy lekk dara nekku fi ñoom nag ñu njëkk a bindugum bactéries yooyu njëkk a bind ñu taxaw. ñoom la ñu njëkk a bind. ñoom lañu jàll njëkk a créé ces bactéries là. waaw ñu taxaw. mais leneen la nekk fi lu dul ñoom cundung ñoom léegi nan la ñuy dundee lu ñuy lekk. waaw la mën naa la jënd moom. donc forcément dañuy utiliser seen bopp par la photosynthèse. waaw di fabriquer ay hormones ci seen biir yaram yi nga xam ne moom la ñu soxla mi ngi mel ni yow nga boo xiifee. waaw yaay togg ci sa biir yaram ñam mu ñëw ci sa baax nga suur loolu mooy un procaryote. mais ñun ay eucaryote lañ. waaw ñun on mange quelque chose. da ngay dem rey nag wi lekk ko dem jël ceeb bi lekk ko del jëm dugub ji jël dem ndox mi naan donc yow da ngay dund ci sa environnement mais mënoo dund ci sa bopp. mais les procaryotes ñoom dañuy dund ci seen bopp ils n'ont pas besoin dem lekki fenn. waaw bu fekkoon nit nekk na procaryote. moom nit du lekk du naan lu mu soxla rek. ci biir yaramam koy fabriquer rek mu def loolu am ko mu suur bu mënee naan créer ndox ci biir yaramam naan ndox boobu ci biir yaramam daal di màndi. yàlla bind lu ñëpp lu kenn lu bari lu nit ñi xamul. tout à fait boobu c'est des milliards d'années boobu dara amul sur la planète de la Terre il y avait absolument rien. Les procaryotes commencé di développer. waaw c'est ñu créer ce qu'on appelle les pluricellulaires c'est-à-dire kii yooyu bactéries yu commencé di rassembler wu di former ay tas ay groupes ay masses les pluricellulaires les amas cellulaires. waaw mu dem ba si mu créer l'algue bleue vert. C'est ce qu'on appelle les cyanobactéries donc ça va créer benn chaîne de bactéries ce qu'on appelle les cyanobactéries yooyu nag à partir de ces cyanobactéries la yàlla commencé nag créer ce qu'on appelle la végétation. waaye ñax parce que àll bi ba léegi suuf si amagul dara. yàlla nga ci processus bi rek. ci procédure processus parce que nit moo war a ñëw daal. nit moo war a ñëw mu koy waajal. waaw mu koy waajal moo fonk doomu aadama. waaw moo tax nit ëpp naa xeeb daal. bi mu defee loolu ba fa dem quelques milliards d'années. après yàlla tukkal àddina boobu. mu nekk première extinction de masse. boobu daf ko tukkal. moo loolu l'ordovicienne mu rey yëpp par asphyxie parce que amatuñu woon oxygène moom it problème oxygène la ñu am ñu dee. yàlla jël ci seen i base. waaw ci seen microbe yi ñu bàyyi bactéries yi ñu bàyyi commencé waat beneen création bu bees xam nga y avait ce qu'on appelle loolu mooy le protérozoïque. waaw après mu ñëw le paléozoïque. après mu ñëw la mésozoïque. c'est des étapes. waaw de changement yi nga xam ne le vivant dafay commencer di jël yeneen forme. yàlla créé ce qu'on appelle les astropodes. Les astropodes c'est des mollusques. Des sortes de mollusques yoo xam ne dafay mel ni ay mooy ancêtre wu sauterelles yi. coxalaan comment dirais-je jiit. yi nga xam ne mbindeef yi nga xam ni seen squelette mooy féete kaw seen chair comprendre nga li may wax. waaw comme yéet. waaw xam naa ne. voilà xam nga yax bi moo féete kaw waaw mooy féete kaw seen chair. mooy seen chair waaw absolument. coxalaan le crabe. yax bi moo féete kaw. absolument. jiit yax bi moo féete kaw. n'est-ce pas ak yeneen yu bëree loolu yooyu nag li ko créé mooy les astropodes moom mooy mollusques yooyu ñoom ñoo créé ces créatures là. ñoom ñooy évoluer ñu dem après plusieurs millions d'années yàlla xëy supprimer yooyu yëpp rey leen. reyaat ñooñu ñëpp. mu nekk après l'ordovicienne le premier yëpp. mu commencé waat beneen création ba mu nekkaat beneen extinction de masse une grande crise biologique parce que yàlla tukkal na àddina bi 5 fois. tukkal na àddina juróomi yoon. rey li fi nekkoon lépp reprendre beneen création bu bees jëlaat base yooyu éléments yooyu ñu bàyyi ñu décomposer mu mel ni luy fumer suuf si
subhanahu wa taala. mu mel ne luy créer benn fumée ci suuf si parce que suuf si dafa pauvre amul dara amul benn ay éléments yi nga xam ne mooy tax mu mën a produire de la végétation. Donc les cyanobactéries bi ñu génnee dans les océans commencé wow décomposé wu bàyyi bactéries yooyu parce qu'on les considère comme des botaniques. waaw mais pour les botaniques ñoom les cyanobactéries l'algue bleu vert c'est pas de la botanique. ñoom pour ñoom voilà ils le considèrent pas comme de la botanique en tout cas mais mën nga ni c'est l'ancêtre de la botanique. L'ère des carbonifères ku bëgg a commencé. yàlla commencé jël yooyu particules yooyu chargé ko léegi atmosphère bi jaww ji. mi ngi commencé di defaru. jaww ji nga commencé di defaru. di defaru di rassembler les 7 couches de cieux. fa xadaahunna sabha samaawaati. est-ce que. fa awhaa fi kulli samaa'in. wallaahi amraha. wallaahi ndeysaan. fa xadaahunna mu def ko. subhaanahu wa taala. fekk boobu wa hiya duxaanun fekk boobu dafa nekkoon saxaar. waaw fumée. nee na waaw fumée la woon. waaw mu ne fa xadaahunna ma soog ko transformé te effectivement noonu la demee ces gaz là dañu dispersé woon tiim la planète Terre. te ci Alxuraan am na saar bu tudd surtout duxaan. yàlla daf ko di clairement scientifiquement dafay da ngay defe ne. maanaam ab scientifique moo bind Alxuraan. maanaam boo ko doon xool da nga naan kii scientifique yi seen bopp ñoom ñoo bind Alxuraan ji loolu ngay wax kon. wallaay ndeysaan. moo tax léeg-léeg damay faral di wax ma ni leen. heureusement ba nga xam ne ñi xam science. ñi xam yëpp scientifique ñi xam yëpp ñu jàngale science. c'est pas des musulmans heureusement. parce que bu fekkoon ni c'est des musulmans. kon damay douter man. kon dama naan est-ce que nekkul musulmans yi dañoo bëgg a dëggal seen alxuraan bi moo tax ñuy wax lii ñuy wax ci science. est-ce que comprendre nga li ma wax. bu baax sax heureusement. waaw ñoom bu doon musulmans yi ñoo ko bind. kon dama naan non j'y crois pas. ñoom dañoo bëgg a dëggal seen alxuraan bi. dañoo bëgg a dëggal seen alxuraan bi rek. moo tax ñuy bind li ñuy bind. mais le problème mooy que ñiy bañ alxuraan ñoom ñoo ko bind. te fekk na loolu mooy li alxuraan jàngale ak lu gën a profond lu ñu xamagul ñoom. lu xamagul wallaahi. lu gën a profond loo xam ni xamaguñ ko ñoom am na ci ay détails am naa ci ay théories ci points yu bëri yoo xam détails yoo xam ne jusqu'à présent les scientifiques considéré wuñ ko. et moi personnellement je pense que c'est comme ça te ci alxuraan laa ko basé. wallaahi. mais loolu beneen jamono dinañ si mës a ñëw. démontrer ko. l'obscurité parce que par exemple l'obscurité pour les scientifiques. n'a pas de masse n'existe pas n'a pas y a rien quoi. c'est l'obscurité. alors en dehors de l'univers il y a autre chose qui n'est ni obscurité ni la clarté. en dehors de l'univers. waaye forcément. du obscurité du clarté. du clarté lu lëndëm du guddi du bëccëg. la doon. on ne sait pas encore. c'est ça le problème. c'est ça le problème. Si l'univers est fini. et je pense que l'univers est fini. ce n'est pas un univers infini. donc il est fini quelque part am na fu mu yem. foo xam ne fa lay boo demee da ngay génn univers bi dugg ci beneen univers peut-être le multivers mën a ñëw dugg ci yeneen espace yi yàlla di tudd xudraak manzilaak yooyu la Seydi Hadji Malick dina relaté ci xilaas. waaw espace yooyu. c'est en dehors de l'univers. c'est des espaces yoo xam ne mënuñu ko comprendre l'être humain mënu fa atteindre parce que ñun suñu univers bi nekk mënuñu ko percevoir pourcentage bu ndaw lañ ci gis. donc voilà ça c'est ça. léegi nag noonu à partir de là. yàlla commencé cette évolution. après les mollusques mu commencé ñëw les invertébrés ay mbindeef yoo xam ni comme ñi ngi dox amaguñu colonne vertébrale quand même mais ñi ngi nekk parce que yooyu yëpp c'est des invertébrés voilà ñu commencé di évoluer dans les océans. léegi nag algues bleues yooyu commencé propager particules yi ñu am ak mu dans ci kaw suuf si. les vents commencé di ko disperser di ko yóbbu suuf si. ngelaw yi. atmosphère bi commencé di former wu ba sept couches ionosphère thermosphère mésosphère couche d'ozone stratosphère et cetera. sept couches yooyu bi ñu paree maintenant la Terre est protégée. léegi les particules chargées yi nga xam ne mooy les vents solaires mënatuñu atteindre suuf si ñëw di détruire gàncax gi parce que boobaa bu gàncax gi saxee te yooyu amagul sept couches yooyu gàncax gi dañ koy décomposer. te lii lépp yàlla def nit a ko waral. lépp nit a ko waral univers bi sax pour nit univers bi sax. pour nit la. kon nit daa xamagul boppam rek waaye bu xamoon boppam xam ni. mi ngi mel ni nga defar àdduna bi pour ñaari melentaan yi seen vie ak seen existence ñoom ak seen i sëtaati sët du génn saal bi mais pourtant yow àdduna bi yëpp. pareek New York ak France ak réew yëpp da nga ko defar pour ñaari melentaan yooyu di ci dund. noonu la nit mel ci univers bi. ci univers bi. ci univers bi nit mel. waaw li ci des lépp li ci mën mooy observation rek. toog di xool di séen naan laay bidéo ba la mi ngi à 15 milliards d'années lumière à 13 milliards d'années lumière fa la benn bidéo nekk. bidéo bi nangam loolu nga ci am. di observer de loin di imaginer gis d'autres galaxies d'autres planètes tu imagines pas mal de choses. c'est ainsi que la yàlla commencé donc gàncax commencé. mu commencé nag di taw. am ndox gàncax gi commencé génn. production oxygène bi commencé parce que les cyanobactéries ñoo njëkk produire de l'oxygène.
mu commencé nag production oxygène. donc mooy s'il y avait que du carbone. mënoo fi woon noyyi kon léegi dara war dafay mën a noyyi léegi. parce que léegi oxygène am na. gàncax gi commencé na di génn. léegi nag mu am premier rampant yu commencé génn ci géej gi nag di dox ci bitti parce que léegi bitti gi léegi am na atmosphère bu neex température bi. neese na neex na am na oxygène pur te am na ay gunóor yu ndaw yuy naaw ci biteeg yooyu yoo xam ne yii nekkoon ci biir mën nañoo rampeeg seen ñaari pat génn ñëw lekk gunóor yooyu duggaat ci biir ndox mi ñu commencé donc benn du génn semi-aquatique aquatique comment dirais-je loo xam ne day dund ci jéeri di dund ci ndox comme les reptiles quoi absolument comme jessic yi comme jessic comme ak lan bar en tout cas c'est des reptiles. yoo xam ne yooyu commencé ñoom dañuy dugg ci ndox mi di génnaat di dem ci biti. comme monade yeeg yooyu. monade yi. donc voilà yooyu nag commencé nag di génn ndànk nag ñuy ramper les premières d'après li ñu gisagum. li ñu foog li ñu jàpp. ñoom les scientifiques ni mooy première rab bi njëkk a génn dans les océans. moom la ñu tuddee le Tiktaalik. le Tiktaalik benn jën la boo xam ne nageoires yi la utiliser nii teg ko nii comme ay pat mu nekk ñaari tànk mu koy teg di watatu di xëccu di watatu ñaari nageoires yi ba génn ci biti. moo tax yàlla fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayni. aaya bi ñëw na waaw rijlayni. wa minhum après nag xam nga dinosaures yi deux tànk lañu yor ñaari loxo yi day gàtt développé wul. boo seetloo dinosaures yi. deux pattes avant yi développé wul. mais boobu développement wu deux pattes avant yi mooy tàmbali. mais boobu ñaari pattes yu gàtt la ñu am ñaari pattes rek la ñu taxawee. après nag ñëw nag ci ñeenti tànk. ñëw waaw. ba évoluer donc évolution boobu foofu la ci doomu aadama loolu noonu la ko yàlla bindee ñu commencé végétation bi commencé génn gàncax gi commencé di jóg. oxygène bi commencé di am. ni mbindee fi commencé di rab yi commencé dund ci kaw suuf si di développé. picc yi commencé di ñëw jinax yi rongeurs yi ak les mammifères commencé fas yeeg yooyu di évoluer di développé ce qu'on appelle le Jurassique. le Crétacé. mooy ère yooyu nga xamante ni si c'est aussi am na extinction de masse. dernière extinction de masse bi. moom mooy le Jurassique mooy la disparition des dinosaures. il y a 75 millions d'années. 75 millions d'années. waaye yàlla soog fi effacé yooyu indi fi yeneen mbindeef yu ñu xam ak yu ñu xamul. ba mu yàgg mu soog a indi beneen xeetu mbindeef bu ñuy wax jaan. donc kon daf ni foofu la wax ni la fa minhum man yamshi ala batni. waaw kon mooy yi doon wattatu ci biir géej gi. di féey. mën nga ko considérer comme batni. li nga xam ne dafay féey. ak liy diree ko ci suuf sax bi ñooy am ni ñuy fonctionner dañuy déplacé wu seen corps. après nag rijlayni soog a ñëw. mooy donc le Tiktaalik bi nga xam ne mooy moom lañ jàpp ne mooy premier rab bi nga xam ne moom lañ jàpp ne moo génnee dans les océans ñëw ci kaw suuf si. moom la ñuy wax le Tiktaalik donc moom ñaari patam ñaari nageoire am la utiliser di ko tiiree wu. comme fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayni. après nag les dinosaures soog a ñëw. boo xoolee ñu développé seen tànk kanam yi gàtt yu gudd yi si des gudd moom la ñu développé après soog a ñëw ñu newoon ñeenti tànk. il y a 75 millions d'années. 75 millions d'années. yàlla saw ñëw andi benn astéroïde bu ñëw dal sur la planète Terre créer benn genre tsunami créer benn chaleur benn température nga xam ne atmosphère bi àddina bi température dafa élevé ay plusieurs milliers de degrés boo xam ne dem na ay kilomètres ay centaines de kilomètres de rayon ba pare mu créer benn effet de souffle. comme bombe ni muy def. nga xam dafay raser lépp lu nekkoon ci kaw suuf si créer ay yeneen effet yu bare benn effet thermique benn effet de souffle. ak yooyu yëpp nag après créer ay poussières yoo xam ne dafa mëdd kii bi atmosphère bi jàllatul oxygène bi bareetul carbone bi bare mbindee fi nekk 95 wala plus wala 75% des êtres vivants yi fi nekkoon yëpp dee ba jeex tàkk. kon donc yàlla tukkal na àddina boobu. moom la ñuy wax l'ordovicienne mooy première kii bi après ñëw le Permien après ñëw le Triacé. le Crétacé. et le Jurassique. le Jurassique boobu nag mooy période boobu nga xam ne ci la dinosaures yi disparaître. yàlla nag effacé yooyu yëpp. waaw commencé waat continuer àddinaam bi. yeneen nouvelle génération di ñëw. mu créé yeneen xeetu mbindeef yu ñu xam ak yu ñu xamul. yu ñu découvrir ak yu ñu découvrir. comme ni mu ko waxee rek waaw. ba pare mu ñëw créé benn xeetu jinne génération jinne boobu. moo compliqué scientifique yi seen recherche mun comprendre parce que jinne yooyu bàyyiwuñu ay traces biologiques. waaw moo compliqué seen recherche. moo ko compliqué comme li nga wax sànq rek jinne bi ngeen ñoom bàyyiwuñu ay traces biologiques. xam nga tey jii bu ñu ñëwee gis les pyramides. waaw ñëpp xam nañu c'est impossible. pyramides yi égyptiens yi tabax ko. danaa ko fi wax am ñu itam naan les panafricains là les kémites. nga xam ñoom il défend tout ce qui est Afrique non seen gis-gis loolu la seen vision pour ñoom tout c'est l'Afrique ñun on est les meilleurs je suis d'accord avec eux.
bu man jàpp naa ne africain moo gën ci àddina bi moo supérieur ñëpp ci àddina absolument waaw. ndeysaan mais du tax quand même may ñuy jël dëgg di ko yóbbu feneen parce que l'histoire c'est important il faut ñuy wax réellement les choses telles qu'elles sont absolument wax mbir yi ni mu tëddee wax mbir yi ni mu demee rek quoi pour génération yi ñëw pour xale yi jàngat mën a comprendre dëgg yi base yi ñu mën ci nekk mais bu ñu leen tegalee ay fen ñu basé wu ci fen yooyu c'est dangereux c'est clair. donc il faut toujours mu neex mu naqari dire la vérité nit ñi xam ni lii moo fi nekkoon lii la ñu def bu fekkee ne def nañu ay erreur ñu xam ko bu fekkee ne defuñu ay erreur ñu xam ne suñu maam yi kat def nañu erreur bii ñun danañuy def ba erreur boobu ñu éviter ñun kat lële perte nañ ko lu ñuy def ba dabuwaat ko c'est-à-dire ci dëgg rek nga mën a dimbalee nit mais pas ci ay mensonges pour bëgg a défendre benn cause bu mu tax ngay wax ay loo xam ne du loolu nous les Africains c'est bien on est extraordinaire pour man ñooy les meilleurs de la planète mais les choses telles qu'elles sont noonu la ko yàlla tëralee donc pyramide yooyu tout le monde sait que ni tey jii borom scientifique am na ay découvertes yu bees wax naa ko bu yàgg am ñu bari ci ñoom attaqué ba xam naa ni traité ma de tous nos oiseaux ndeysaan waaye après gis nañ bu yàggul découverte yi ñu def ay sonde sismique yoo xam ne gis nañ ne am na 2 kilomètres de profondeur pyramide yi am na ay formes spirales yu ci nekk yoo xam ne c'est prouvé ñëpp xam nañu c'est la vérité quoi mais de toujours dafa am ñuy nëbb dëgg googu bëgguñu mu feeñ donc ils ont su que les Égyptiens ne peuvent pas créer ça xam nañu yi am na yeneen complexe yu nekk ci pyramide yoo xam ne ñu ko comprendre ñen ñoo ko fi def waaw loolu ñu di yoon ay marteau ki ñoo ko fi def quoi donc jaan yooyu jinne yooyu doon fi dund bien avant Adama ñoo construire les pyramides waay mais léegi ñoom scientifique bu ñëwee comme mënuñu prouver loolu lan la ñuy wax c'est des extraterrestres ñoom dañu naan des extraterrestres ñoo ko fabriqué ça c'est clair. xam nga li tax nag ñuy confondre jinne ak extraterrestre parce que jinne dafa am capacité voyager dans l'espace léegi ñoom bu ñu amee trace gis ni ñii dañuy bàyyi ay signes ak ay dessins ak ay affaires yu wane dañuy am ay suuf yu dem di ñëw dañuy voyager dans l'espace ñëw dañu naan kon ay extraterrestres la ñuy jógee ci beneen planète ñëw sur la planète Terre or que c'est pas des extraterrestres mais c'est des terriens mais qui sont capables de voyager dans l'espace absolument ça c'est clair. donc loolu moo ko fi indi loolu c'est une longue histoire pour expliquer le fonctionnement ak nekku pyramide yi comment ça mais xeetu jinne boobu ñuy wax jinne ak jaan ñoom la fi yàlla bàyyi ñu nekk fi ba si yàgg li ciy xew ci ba ñu reyante ci seen biir maanaam jaan yi rey jinne yi bañ jeex parce que jaan yi dañu beew bàyyi jaamu yàlla am nañ doole am nañ puissance ci àddina mooy fabriquer nañ ay pyramides am nañu ay capacités voyer vers d'autres étoiles mën nañ def lu nekk mën nañu ko def ñu bàyyi jaamu yàlla yëg seen bopp jinne yi ñoom nekk beneen xeetu jinne boo xam ne sont pauvres sont pas aussi développés que mais ñoom ñi ngi jaamu yàlla mais ñoom nag ñu continuer di waar jaan yi ni leen da ngeen a beew jaamu ji leen yàlla da ngeen a yëg seen bopp jaan yi mer ci loolu massacrer leen ba ñu jeex rey jinne yi ba ñu jeex yàlla yebal benn groupe malaaka ñeen dem leen ngeen rey jaan yi ba ñu jeex jaan yooyu malaaka yu ñoo di ko rey leen ba ñu jeex tàkk moo tax amul benn trace biologique je vois bi ñu fi jógee nag léegi nag bàyyi àddina bi noonu mu continuer booy suuf si di naataat di verte dex yi di dox parce que jaan yi ay dex yu bëri ñoom ñoo ko bënn dex yu bëri tey jii source bi c'est artificiel c'est pas naturel jaan yi ñoo ko bënn génne eau douce boobu bàyyi ci suuf si def ay tool di dund développé am ay recherche mais li ma fi jaaxal ba léegi nii nit ñëwagul non kenn waxugul waxi ni kenn xamul existence bu léegi nit ñëwagul kenn xamul sax existence su kooku ni kooku ku existé la ñi fi jaar pour ñoom rek ñoo am importance xalaatuñu sax nit dana ma sa ñëw jinne yooyu yaayu iblis ci la soso ci la des yaayu iblis waaye iblis menn jinne yooyu ci la am benn jaan bu jigéen benn jinne bu jigéen boo xam ne kenn reyu ko bi ñu ko reyul bi ñu ñëwee ba malaaka yi ñëw fi ñu egsi fi ñu taxaw la ñu gis jaan bi wàcc dafa boqat ci benn malaaka nëbbatu bi malaaka yi taxaw bu ñëw ba wàcc rek mu nu cëpp ñu gis ko mais fii ñu ko indi nii fii mu ñëw nii fii kenn du fi rey léegi ñoom xamuñu nu ñuy def ñu laaj yàlla leen kon bàyyi leen ko foofu ñu bàyyi ko fa jaan bu jigéen boobu nag di génnee awraam waaw di ko wan malaaka yi xamuñu loolu ñu koy daw bu ñu gisee dañuy daw ba mu jigee benn malaaka affaire bi sonal ko mu jël benn xalu safara sànni ko bi ko sànnee rek mu dugg jaan bi ëmb am doom judd di iblis jaan bi dee iblis judd nekk jinne iblis foofu la bawoo foofu la soqoo daal di judd tudd assassin waaw noonu lu tuddoon nekk booba turu grade bi mu am la ndax dafay jaamu yàlla ànd ak malaaka yi di jaamu yàlla ba am grade bu kawee boo xamante ni si mooy le général ci malaaka yi nga xam ñoo nekk ci premier asamaan moo nekk seen chef moom iblis ñu tudde ko assassin
mu nekk fa ba yi ci xewal loolu xam nga ko sud bi ci topp xam nañ ko après mu mujj beew jaar fi mu jaar yàlla soo ko décidé ni nag léegi inni jaalun fil ardi xalifa fil ard léegi la bëgg a ut moom la bëgg a créer nit a ngi noonu waaw mu ne damay créer mbindeef boo xam ni donc ci recherche lay dund maanaam du toog ni rek dund gi di ko dikkal mais day bay day gas teen day defar day tabax kër pour mën a dund kooku nag laa bëgg mu représenté ma ci kaw suuf. kooku moo représenté yàlla ci kaw suuf. waaw moo tax nit am xam-xamu créer parce que yàlla day créer. waaw moo tax nit mën a créer oto. wala man aadama asma. waaw. waaw. kullaha. mu mën a créer bombe. mën a créer avion mën a créer bateau mën a créer téléphone mën a créer télévision créer robot buy dox di wax comme yàlla mi ngi def comme yàlla. nit il fait comme Dieu parce que yàlla moo ko fi indi jox ko capacité yooyu pour mu représenter ko. mu xamal nit xalaqal insaan. waaw mun loo xam ne mënu ko woon comprendre. waaw maalam ya'lam. donc nit am capacité wu loolu connaissance boobu du apprentissage moo ko jox nit dañ ko inspiré dañu inspiré nit xam-xam yàlla moo ko inspiré moo ko wax yu. waaw. yàlla moo ko wax yu parce que yàlla ñetti bunt yi muy wax yi muy wax xamale nit bëri na. wax na ko ci ni ñetti buntu ci laay waxee ak nit. mooy maa kaana li basharin an yukallimahu llahu illa waxyan. waaw aw min wara xijaab aw yursila rasul. donc yooyu ay étapes la yoo xam ni moo tax tey jii les grands scientifiques découvertes yi yëpp ñoom ñëpp dañu naan la ci rêve la leen dikkee. waaw ci rêve la leen dikkee. waaw ci rêve waaw. dañuy rêvé dañuy tëdd rêve benn tigre ñu tëb comprendre benn affaire dem def ko. connaissance yëpp pratiquement lépp loolu la ñëwee. ci rêve donc waxyu la. ci rêve la yàlla moo leen koy waxyu. donc noonu lañ commencé nit représenté donc yàlla ci kaw suuf am responsabilité wu nag créer njub ak dëkk. am responsabilité boobu. am responsabilité boobu xam nga boo gisee yonent yàlla Daawuda. waaw moom rek la yàlla ma sa wax ci yonent yi ni ko yaa Daawuda. waaw yow kat Daawuda. def naa la inni jaalun xalifatan fil ardi def naa la sama xalifa yi. bayna naas bil xaq. waaw léegi Daawuda moo Seydina Muhammad ku ëpp garaat. Seydina Muhammad. mooy yonent yàlla Ibrahima ku ko ëpp garaat. Seydina Muhammad. mooy yonent yàlla Ibrahima ak Daawuda ku ëpp garaat yonent yàlla Ibrahima. waaw Ibrahima. yooyu ñëpp lu tax yàlla mosu leen a wax loolu mu wax Daawuda. waaw Daawuda da wax loolu moom. waaw yaa Daawud inni xaw ma. inni jaalun fil ardi xalifa. xalifa. waaw faxkum bayna naas bil xaq. waaw léegi lu tax yàlla waxu ko yonent bi te yonent bi ëpp garaat Daawuda. dañu yonent bi yónni naa la ngay yonent dañu Ibrahima yónni naa la ngay yonent waxal ak nit ñi. te loolu kat mooy na nga àtte dëgg. waaw ci diggante nit ñi. parce que Daawuda dafa am pouvoir nguur mais yonent yi amuñu woon pouvoir nguur parce que nguur moo mën a taxawal dëgg xeex fen nguur moo am pouvoir boobu imposer dëgg jële fi njubati comme Daawuda dafa nekk président. dafa am buur yàlla ni ko nag faxkum bayna naasi bil xaq yow yaay sama représentant moo tax le vrai représentant wu yàlla. bokk na ci nguur. muy nguur yi fi nekk nii. nguur yi fi nekk ñooy épicentre représenté yàlla ñooy bopp représenté yàlla ci kaw suuf. kon faxkum bayna naas bil xaq boobu day ñëw ci ñoom ñi yor nguur yi nii. ala kulli xaal faxkum bayna naas àtteel ci diggante nit ci dëgg. bul calculer say intérêt bul xool ki la noonu bul xool ki la neex amatoo ko une fois que yàlla def la buur bu xàmmeetoo sa noon ak sa xarit amatul ci yow parce que nekkalutoo fi ay nit tu n'es plus personne tu n'es plus n'importe qui représentant wu yàlla nga te moom mi la teg ci nguur googu mi ngi lay observer billaahi wal kitaab yi mi ngi lay observer chaque seconde de ta vie. ci bépp décision boo jël ak lu mën a def décision boo jël wallaahi mi ngi lay gis tout le temps 24 heures sur 24 te dara benn particule de pensée de réaction wala baaraam boo yëngal duñ ko raté lépp la ñuy noté. moo tax ku yàlla jox nguur ci àddina. waaw xamal ni amatoo xarit amatoo noon yow dëgg ak fen ñooy sa xarit ñooy sa noon. amatoo xarit dëgg mooy sa xarit lu dul dëgg mooy sa noon point. amatoo xarit amatoo noonu dindi ko ci sa bopp bokkutoo ci ñooñu yàlla génne na la ci cadre boobu. kon nguur lu diis la de. torop mën nga cee liggéey aljanna bu gaaw mën nga cee liggéey jahannama bu gaaw un laps de temps bi nit def ci àddina. ak nguur. jarul dara. absolument bu nit ki profitoo def dëgg. nu nit ki boo xamoo kenn nu mun wax ne lu nit ki def rek dëgg la. mais li nga jàpp ni mooy dëgg quand même. waaw tu es convaincu ni lii mooy li baax. parce que njiitu réew loolu lay def. li mu jàpp ni mooy li baax loolu lay def. li mu jàpp ni mooy li bon loolu lay mën na nekk mu juum nag d'accord parce que nit la. mais quand même mi ngi jéem def li nga xam ne jàpp na ni lii mooy dëgg. mu jéem ko def jàpp na ni lii du dëgg mu xeex ko jële ko fi. mais bu ëpp nga loolu
boo nekkee njiitu réew dépassé nga yooyu ëpp nga ko di noonoo di xaritoo di bëgg di ba non ëpp nga ko tu veux plus que ça. maam ñi la wooteel ak ñi la wooteelul ñëpp daal wallaahi sa noon bi la gën a détesté mën nga ko woo mu ñëw nga waxtaan moom ci njekk yëkkati parce que sa njaboot la sa noon bi la détesté sa njaboot la. te yàlla dina la dénk dina la yàllaa ngi fi ay nit bañ yàlla tey pourtant yàlla dafa leen njaboot di leen dundal di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan ñu wedd yàlla ni yàlla amoo di ko saaga sax te pourtant yàlla taxul mu teg leen feebar rayu leen sa njaboot la. ab yonente day toog ay nit bañ ko muy leen di ñaanal ñooñu nitu yàlla yi dañuy ñaanal seeni noon pour yàlla musal leen pour yàlla tegg leen seen i jafe-jafe parce que seen responsabilité moo toll noonu. moo tax nit bu xasee ba nekk njiit. waaw amatul noonu amatul xarit bu mu ko am. parce que yàlla defal na la fa wër tànn la ci junni doomu aadama. xam nga si Iblis bi mu ñëwee waxtaan ak yonent bi. waaw dafa wax ak moom ñaar fukki nit yi mu gën a bañ ci àddina bi. da koo wax moom Iblis. waaw bi mu ko waxee yéen ni ko yow ba pare. waaw buur buy àtt dëgg la ci teg. moom Iblis. waaw. kon de fexe di àtte dëgg baax na kon. waaw bi mu nee yonent bi ko yonent bi laajee kan nga gën a bañ mu ne ko yow. waaw. mu ne ko parce que yaa fekkoon àddina bi ma jaxase nga ñëw. defaraat ko waaw defaraat ko jàngal nit ñi ay jikko yu baax ak ay yërëmante ak ay bëggante ak ay soppante ay muñalante et cetera. loolu moo tax ma bañ la. yaay numéro 1 mu ne ko d'accord léegi koo ci nekk daf ni ko buur buy àtte dëgg mais man li lay jaaxal mooy pourquoi mu sauté yëpp. waaw. yi fi nekk yëpp ci ñuy def lu baax. néewu ko wàllu yi néewu ko yonent yi néewu ko kiy jiite ci jàkk ja néewu ko jàngkatu alxuraan bi yëpp si bi sox dañu ko buur bi àtte dëgg. buur bi àtte dëgg loolu la ko wax de. parce que buur bi àtte dëgg mooy tax yooyu yëpp mën a nekk. mooy tax sëriñ bi mën a jàngale alxuraan. mooy tax diine mën a jàng. mooy mbaax mën a am. dëgg la moo tax mu def ko deuxième noonu. mu ne ko buur buy àtte dëgg mooy ki wuutu yàlla dëgg ci kaw suuf. parce que yàlla mooy buur am doole mën a def li ko neex te pourtant dëgg lay àtte. waaw da leer na moom. même ki yéefar bi ak jullit bu ñu dajee yàlla dëgg lay àtte. waaw ku maandu la moom suñu borom. Seydi Hadji Malick def ni mottul ma ñaanu kuy tooñ donte ne yéefar la. donte ne yéefar la. maanaam même yéefar boo ko tooñee mu ñaan yàlla da lay def dara dal la. wërsëg bi doomu aadama da wërsëg yàlla ko bind ak wërsëg. waaw waaye dégg naa sa benn wax nga ni wërsëg moom dafa mel ni ajuwul ci yëngu wala yu mel noonu wërsëg bi moom da nga ko war a jot ala kulli haal noonu la. mais ala kulli haal. wërsëg bi bu ajoo ci yëngu. waaw mais fokk yëngu nga di nga ko yëngu. xam nga ne boo nee wërsëg ajuwul ci yëngu. nga dem jaaxaan sa néeg nii sama wërsëg dana ñëw. waaw non non da ngaa not am wërsëg boobu moo tax. waaw loolu la mais boo ko naree am. waaw lay tax nga def ko ba jot ko. fokk di nga ko def ndax yàlla dina la teg condition yu tax nga def ko est-ce que dégg nga li ma la wax. dara teg condition yi tax nga def ko. maanaam di nga xiif. waaw boo xiifee. waaw ci sa di nga jóg ni yokket génn sa wuute loo lekk dugg ci mbedd mi. waaw loolu la di lijjanti ci ko yaa ngi ci action. waaw maanaam boo bëggee dara te yàlla bëgg loolu nga am ko. waaw yàlla dina la teg condition yuy tax nga jógi def lii tax nga am ko. est-ce que mënees naa gëm ni nit moo ma xañ lii moo tax aw ma ko ba nga koy mere. ah non yàlla dina la bëgg a may 1000 francs man Madiama Fall ma yàq ko yàlla ni la man kat bëggoon naa la may 1000 francs mais finalement vraiment Madiama moo ma ko nangu affaire bi man mënutuma ci dara man yàlla loolu dina dal yàlla. déedéet. donc yooyu la problème. wa min daabatin fil ardi illaa alallaahi. bu ma la xañee 1000 francs yi rek yàlla bëggoon nga ñàkk ko. attention dégg nga wax bi. dégg lu leer sax. su ma la xañee 1000 francs yi. waaw mooy yàlla na moon nga ñàkk ko mu jaaree ko ci loxoy man mu bon mii ma jëlee ca bàkkaar yow nga jëlee ci yiw te ñàkk 1000 francs yi. sàcc naa sa 1000 francs. waaw. 1000 francs yi bi woon sa wërsëg da nga ko waroon ñàkk. dëgg la muy benn. waaw. man mi bon. yàlla nattoo ma ca ma jëlee ca bàkkaar. muy ñaar waaw. ñetteel bi say ñaawteef yow sa 1000 francs yi ma jël yóbbaale naa ko. yomal xiyaam booba mu nekk yiw woo xam ne dama la koy jël ci sama yiw jox la ko. ba ilaa ñun tibb say bàkkaar jox ma ko. gis nga kon finalement. waaw 1000 francs yooyu moo gën a riche 1000 francs yi nga lekk. du sa wërsëg d'abord avant tout du sa wërsëg. kon daal nit da war a def sa bopp nii li yàlla bind ci sa ndodoom ala kulli àll nit mënu la ko xaj. kenn mënu ko yow defal li nga war a def lépp. defal li nga mën lépp. waaye ala kulli xaal li yàlla bëgg ci yow doon ñëw. wa min daabatin fil ardi illaa alallaahi rizquhaa. yàlla moo ko wa ya'lamu mustaqarrahaa. loolu programme wa mustawdaahaa. kullun fi kitaabin mubiin. wallaahi maanaam fam ko denc yàq yeggu fa. kenn mënu ko. programme boobu jiitu na sa naissance jiitu na sa existence yàlla moo ko wax maa ko programmé lu jiitu sa judd. maa asaba min musibatin fil ardi. wallaahi. wala fi anfusikum. waaw illa fil kitaabi min xabli an nabraaha. inna fi zaalika ala llaahu yasiir. dëgg la. du dikk mukk benn musiba ci kaw suuf. waaw wala ci seen jëmm yi. lu man yàlla maa ko programmé lu jiitu sa judd. ba pare ne loolu nag lu ma yomb la man yàlla. waaw nga ne ko mais yàlla pourquoi loolu. ni li kay laa tax sa wala ma fatakum. wala tafrahu bi ma ataakum. wallaay ndeysaan pour que doo jaaxle. ci li lay rëcc. waaw te it doo beew. ci li nga am. waaw mooy li nga amul. waaw bu ci jaaxle. déedéet. nga ànd ak say morom. ñoom ñu am yow amoo. waaw nga ñoo man lu xew. waaw yaa ngi ne bu mu la jaaxal. man yàlla maa namm loolu ci yow.
waaye tamit yow it ki am. waaw bul taxaw naa non je me suis battu dama leen je suis plus intelligent que eux. waaw dama ko ñafee je me suis défoncé j'ai été le meilleur sama nday ko liggéey. yàlla ne la non maa ko programmé woon lu jiitu sa jut te man yàlla laa yuhibbul kullal muxtal faxir. waaw wax na ko de. bugguma nit boo xamante ni si dafay vanté wu. waaw di beew ak yu ne nga dugg ci ak yooyu. voilà di yëg sa bopp jàpp ni yow la. lu waral nit di soxor di iñaan lu waral loolu. c'est des maladies yoo xam ne. est-ce que nit ku bon am na nit soxor iñaan loolu lan moo koy waral ci nit est-ce que mën nañoo xeex ba dindi ko ci nit. ah bien sûr. am na ku ma wax nii ba ma koy invité fii mënu ma loolu mënuma nit ku soxor amul nit ku bon amul absence de lumière la rek. buñ ko leeral absence de lumière la mais buñ ko leeralee rek mu soxor gi dañ. mën na ko tuddee noonu wax na dëgg quelque part. waaw tu peux dire qu'il a raison. xam nga soxor googu ci ay formes yu bari lay dikkee. li ñuy wax donn. waaw doon waaw. am na ci loo xam ne peut-être c'est génétique. daf ko doon. coxor nekk ci moom dafay am. am na ci loo xamante ni si comme li muy wax absence de lumière. mooy carence spirituelle. noonu laa koy tuddee au lieu de absence de lumière mais des carences. carence spirituelle dafa am ay carence ci yàlla ci bëgg yàlla ci yëg yàlla ci xalaat ci yàlla. carence yooyu mën a tax mu adopté ci moom ay jikko yu négatif. am na ci loo xam ne aspect philosophique la. mooy ni muy raisonner ni muy xalaate la. waaw ni muy xalaate. ni muy xalaatee moo baaxul. moo ko yóbbu ci mujj soxor. ni muy xalaate la c'est très important. parce que tout est philosophique. Tout est question de perception comme je dis souvent. Tout est question de perception. Absolument. ni perception bi nga am sur les événements. mooy déterminer say sentiments. Absolument. donc voilà là c'est clair. Comment vous étudiez les os bu ñu àndee ma ak yow dem ci tool yi liggéey. waaw nga wàcc 200000 man ma wàccee 20000 francs. waaw léegi perception bi may am ci loolu mooy lan. man waa ji fan la jaar. ba am lii. daf ma kii comme ça quoi man maa ngi mënu ma am sax lu dul 20000 francs. dafa ma liggéey wala dafa dem ci Serigne Sangam. waaw dafa dem ci Serigne Sangam est-ce que nekkul daf ma kii bloqué. est-ce que nekkul sax moo ma xon pour man du ma. waaw pour moom mu développé. absolument. xam nga yooyu yëpp da nga koy gis. waaw da ngay dégg sax ku ne diwa jël sama wërsëg. waaw. waaw loolu dëgg la moom. da ngay dégg sax. waaw di sama wërsëg dañ koo jël da ngay dem ci sa sëriñ ni la. ab sëriñ moo la koy wax de. moo la koy wax waaw. yow sa wërsëg dañ koo détourné. waaw diw sa mbokk mee. waaw moo wëlbati sa wërsëg mu ñëw ci moom. léegi man. am na ñuy ñeme yàlla daal. te ñuy tuddee sëriñ lay doon quoi. absolument waaw mooy wax yooyu quoi. waaw mel ni léegi man ni kon xëy na kon yàlla peut-être yàlla dafa dee. waaw ñu jëlee ko fi yàlla existé tout léegi dee na. léegi pexe yi moo fi nekk ku nekk nag ku am extra. te nit du pexe. te nit du pexe. déedéet bu fekkee de tant que yàlla mi ngi dund. waaw deewul te mi ngi am pouvoir. kenn dafa mën a fexe ba def lu yàlla bëggul. déedéet. yàlla kenn mën na contourner yàlla wër ko ndoom ba ñëw réaliser lu xam ne yàlla bëggu ko woon. déedéet. yàlla bëggul woon loolu am nga fexe yow ba loolu am. déedéet. mun ta nekk. mënul nekk nag li gën a yéeme. waaw mooy ab sëriñ moo la koy wax. waaw yow sa diw a dëpp sa wërsëg. diw moo détourné sa wërsëg. waaw sa mbokk ma moo tax moom mu am yow amoo. waaw nga jël sa mbokk moom def ko noonu. wallaay ndeysaan di sama wërsëg la jël. wallaay ndeysaan da koy gis. waaw bari na. mën nga leen wax ñaaw ji nekk mën nga ko wax da nga koy bañ dootoo ko mën a bëggati. boo ko xoolee sa xol bi génn. waaw parce que ni nga xalaatee baaxul. wallaahi dëgg la. sentiment yooyu ak perception yi sur les événements. dafay tàggat dafay créer ci nit ki benn jikko. waaw moo tax c'est important donc à partir de là. waaw ay négativité yi jikko yëpp mën na judd. mën na professeur foofu la émission bi di jeexee waaye fi nit di jeexee mooy c'est la mort pourquoi la mort. dégg naa benn waxkat mu ni il n'y a rien de plus démocratique que la mort. je pense que c'est dans ce xol. évidemment oui. évidemment. pourquoi la mort. effectivement la mort est démocratique parce que la mort moom xàmmewul jànj ak jot baadoolo ak buur a ci yëpp. ndeysaan ñëpp lay jël. te bu lay rey da ngay sukuraat baadoolo bi day sukuraat buur bi day sukuraat. buur bi li muy kawe li muy bare doole li muy bare alal mën naa nekk ci ay situation yu doy waar yoo xam boo gisee da nga naan déedéet kay avant muy dee. comme baadoolo bi mën na ko dal mën na ko bañ a dal. waaye dee googu mooy li nga xam ne moo ñuy jox la vie mooy li ñuy yóbbu vers la vérité. parce que li ñuy dund fii yëpp c'est pas la vérité. c'est des illusions. la vraie vie après lañ koy découvrir la ñuy xamee dëgg-dëgg ñun ñooy ñan. ñun ñooy kan dëgg. la existence dëgg après lay am. Thibault Damour nee na. la réalité. existe dans un espace-temps qui s'écoule pas. la vraie réalité est hors du temps. dëgg la. la vraie réalité. c'est un scientifique.
ce n'est pas un musulman. Ce n'est peut-être sax gëmul yàlla. mais gëm na ni xam na ni y a une réalité une existence bu am hors de notre univers. c'est pourquoi il te dit hors du temps. il dit la vraie réalité. existe dans un espace-temps qui s'écoule pas. donc forcément. il y a quelque chose après ci loolu la ñuy dem pour nag la vie commence. mooy bi nga deewee. parce que lii benn passage bu ndaw la rek ci àddina. boo xam ne nga fiy juddu. ba bi ngay am 30 ans ci ngay soog a xaw a am doole xaw a am tuuti weccit. boo amee 70 ans amatoo doole amatu la benn njëriñ. par exemple donc benn espace bu ndaw la benn 40 ans la toute l'existence benn 40 ans la. fi ngay amee 30 ans ba 70 ans. existence bi yëpp foofu rek la. 40 ans ba 70 ans peut-être sax bu la neex nga wàññi ko wala peut-être nga yokk ko tuuti. yóbbu 80 ans wala sax nga ni 60 ans. en tout cas 40 ans boobu daal soo jëlee le juste milieu dama naan entre 30 ans 70 ans muy 40 ans boobu ci ngay fekk nga am xaalis am doole. am wér. am xaalis ànd ak sa xel. 40 ans mooy existence bi après jeex na. léegi boo demee 70 ans yi rek léegi jàll nga léegi lan nga desee. ay feebar. ay naan comprimé. ay diw pommade dootoo lekk lu neex dootoo lekk lu yàpp parce que sa tension bi dootoo lekk fruits yi. parce que sa diabète bi dootoo lekk lu neex parce que diwlin bi. graisse da ngay bañ cholestérol bi. sa bopp bi day kii sa yaram bi nanguwul di dootoo lekk lu neex. donc ay salade ngay yëg ay carotte ak. yu kenn xamul. ay basante. boole ko naan say ndox naan 40 000 comprimés. yu dul jeex. après daan somnifère yëngal naan. bala ngaa tëdd lu nekk di nga ko yëngal naan. soo ko tëdd pour nelaw naan garab pour nelaw naan garab pour xam naan garab pour nelaw. tu te rends compte. absolument doomu aadama bu demee pour mu nelaw il faut mu naan garab pour nelaw. waaw ça c'est catastrophique. wallaay ndeysaan. mooy naan garab pour nelaw. waaw nga xam nelaw da nga ko war a mar daw di ko defee ji. pour que nelaw. lépp donc amatul existence. mënatoo dem fenn mënatoo solu génn dem ca boîte ya mënatoo dem ca sabar ga mënatoo dem baali parce que màgget nga mënatoo def yu bare bare donc tu peux plus rien faire bu ñu la tegalee pooju ginaar sax doo ko jeexal. bu ñu la tegalee lii mënoo ko lekk moom jeex amatoo appétit mënatoo daw yi da ngay tout le temps yaa ngi jàmbat fuy metti donc y a absolument rien. absolument léegi maintenant ce qui t'attend c'est lan la mort nga dee. dem nag découvrir la réalité la vraie réalité. jërëjëf. ay dans ce cas-là. nga war a rendre compte. absolument jot a dund ci kaw suuf. absolument fa lanas'alanna allazina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin jërëjëf lan mooy nekk kàddu gu mujj. ala kulli xaal nuyu ñëpp ziar ñëpp. baalu ñëpp àq rek. di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm tawfiq ak xéwal. merci beaucoup. donc salaamun ala fasin. fa fiha ahibati. wa fiha muna qalbi. wa aqsa maharibi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim.